ànd ak taa mais verbe sublime bi ñu féetale yàlla du am taa moo tax ilayhi yasaad alkalim altayib moo tax it yonent bi ni uutiitu jawaami alkalim du tudd kalima parce que kalima dafa néew par rapport ak xam-xam yiñ ko jox waaw looluy tax def du ñaari wàll bu fekkee ni alkalimatu lafdiya la mooy li ñoo tuddee les mots waaw prononciatif dañ koy prononcer ñu soog ko mën a xam lan la moo tax ci al lafd wal maana ca la yem passé wu ko bu fekkee ne alkalimatul wujudiya la nag ay métaphore lay doon moo tax du nekk lafd du nekk maana ruux lay doon ak suura moo tax kalimaat wujudiya yi ñoom la ñu tënk ci al mumkinaat al mutaxaqiqa dañuy renouveler wu di renouveler wu jamono bu nekk ak la ca yàlla di wàcc fii ba keroog ñuy dem aljanna mumkinaat yooyu dafay renouveler wu moo tax boo demee ci magasin ba di nga fekk xuruf yu nga xam ni ba àdduna sosoo ba léegi nañ leen muure woon kenn muureegu leen comme ni ngay fekkee rek benn chef d'entreprise machine yi mu war a liggéeyee te soxlaa gu ko ñu dugal ko ci biir hangar bi muur ko di xaar jamono bañ koy soxla noonu la yàlla jële xuruf yi mu soxlaagul ñu muur leen waaw pour di xaar ña àttan xuruf ya pour ñu soog leen ko teg parce que dañ leen di waajal waaw looluy tax li aju ci alkalimatul wujudiya moom la ñu tënk ci almushaful kabir yutla tilawata xaalin yi aju ci alkalimatul lafdiya moom la ñu tënk ci almushafu sagir yutla tilawata maqaalin kaamil bu ndaw moo am ak kaamil bu mag kaamil yi ñuy jàng ci jàkk yi te di ko tari mooy kaamil bu ndaw bi ci la ñu tënk alquran kaamil bu ndaw bi kaamil bu mag bi ci la ñu denc àdduna moom la ñu tudde alfurqaan moo tax bala ngay waxal yàlla war nga maîtriser réalité ñaari univers yooyu boo ko maîtriser wul da ngay nettali waaye waxoo waaw looloo tax sunu borom bëgg ñu jariñoo yooyu muy wàcc mi loo gis dafay am fu muy tàmbalee lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni uutiitu jawaami al kalim
ba noppi yàlla sañ waxati ni baata fil ummiyina rasulan minhum koo xam ni li yàlla tënk ñu wax ko ak li ñu war a wax ak li ñu waxagul yépp jox nañu la ko kon bu mu wëlbatikoo naan baata fil ummiyina rasulan minhum dafa am ñu muy encouragé maanaam li wolof di wax ni njàng du wees mu bëgg mag ñi defe ni weesu nañu njàng yonent bi nekk seen repère wane ni xamul dara wane gi muy wane ni xamul dara mooy tax ñoom it summeeku ga ñuy summeeku pour xami ji dara duñ ca am gàcce waaw waaye fekk ne la mu xam ëpp na moom yonent bi waaw loolu tax baat yooyu yàlla denc te ñu ni kenn xamu ko am nañu yàlla baaxe ci ay nitam ba ñu xam ca baat yooyu lu kenn xamu am na ca mag bu xam ca baat ya lu mu yenoo nubuwa ñeenti yonent te fii la dëkk Cheikh Al Hadj Malick Sy yàlla wan na ko ca baat ya lu tax mu donn nubuwa ñeenti yonent am na ci diplomatie lu mu gérer diversité yi moo tax mu nekk Souleymane Amri am na ci stratégie lu muy rawalee ku ko yaakaar te du provoqué moo tax mu nekk Mousawiyam bi Najdati am na sagesse bu tax lu dul li ko yàlla jox leneen lu taxaw ci kanamam doo am légitimité te du tere mu bàyyi la fa moo tax mu nekk xaliliya diini am na rigueur ba li ko fi bàyyi kenn mënu koo fexe ba mu tal leneen lu dul li ko fi bàyyi looloo tax mu nekk sunniyan li Muhammad kon nag ku faatoo ca marché ba yaa tàggee sa bopp ilahiya fa jaxal ahlana ahla gurbatin wa ahla ittibaai sunnatin fi taraxumi Maodo wàcc na waaw ñeenti yonent ku jël seen nubuwa fexe ba réussir la ñu réussiroon ci biir jamono la nga daj waxoo ko waaw loolooy tax li gënoon yéeme ci ñu mel ni Maodo boo gisee li Seydina Alioune Gueye wax fi madarisuhu fil ilmi xayru madarisin gis nga boo ko dee firi wolof rekk di nga xeexloo nit jékki-jékki rekk ni Maodo daaraam moo gën daara yépp boo ko waxee rekk bu nit xeexee yaa ko tooñ doo ko firee noonu madarisuhu fil ilmi xayru madarisin daaraam yi ci xam-xam moo gën daara yi déedéet doo ko firee noonu madarisuhu ay méthode am fil ilmi waaw madarisuhu ay méthode am fil ilmi ci fexe ba jox la xam-xam min warai judur
Maodo dina la jàngal te du la gis ndax méthode kon nag ki am méthode bu muy jàngale ku mu gisul te ka mu jàngal raw génération man nga ni xayru madarisin waaw daara bu ko gën a amul jeex na waaw kon duñu aj daara ji ci personnage yu Maodo mais ci résultat bi ku mën na def nii rek la toll waaw fexe bay yar ñoo gisul jàngal ñoo gisul ñu raw seen génération ku ko def mën nañ ni sa daara moo fi raw nii rek la toll waaw waaw mu mel ni Maodo li daan jaaxal ñu bari ak ñi ko donn moom Maodo am na ñu ko donn waaw mu di ci seen benn cours ñeenti catégorie intellectuelle dina ci am satisfaction te ci benn cours bi lay doon homme de lettres yi bu Maodo waxee texte ñu daanu ndax façon bi muy livrer texte am dina bari ko am diplôme texte bi def lay daaneel bu dee ñi nga xam ne ay fuqaha lañu te mooy juriste yi ñoom it bu ñu fekkee daara Maodo def leen di daaneel ndax ni muy décortiquer usulul hukm waaw waaye daf ko donne ci patron te mooy cheikh ndax moo indi jawahirul maani moo tax mu nekk ustaadul asatid waaw waaw kenn xamul seen mbir dangay xool ci façon boobu mu doon ta'wile waxinu Junayd koor dafa jot am taalibe yuy jàngi si ci moom te wooruñu mu toggal leen añ ba noppi bokk ak ñoom añ ba fuqaha yi dof parce que ñu ngi ci biir daara ji ni ko ci bëccëgu koor la mu ne waaw bëccëgu koor la di yi ko waa lii nag mu ne ay gan laa am mu leen te ikraamu dayf fadluhu ka fadli sawm xoolal loolu Maodo ni bul ko ta'wil mukk ta'wil fahmi ndax kon dangay daanu ba noppi gaañ ñu bare dugal ko ci ta'wil ilhami rek la wax ak moom ba mu sañ ko moom rek ko dégg moo tax bu ca sore waaw waaw jeex na waaw du dëgg ñoom kenn xamul lu ñu doon waaw bu ñetteel ba mooy li mu nekk xalili yu diinin sagesse su Maodo parce que njëkk na nekk Moussawiyyun bi najdati donc façon bi muy libérer ñi ko yaakaar ci stratégie bi Moussa utilisé ba libérer banu Israël te Firawna xamul nu mu demee Maodo noonu la libéré ñi yaakaaroon yàlla ak yonent bi ci réew mi te tubaab yi nekk fi
mu def fi ñetti zawiya ñu defee ni sa gëg si gi rekk la fekk xikma ba ëpp na ba xëy sauver ñi mu bëgg a sauver yépp waaw te kenn jamu ko waaw xalili yu diini nag waaw te mooy fayda ba Ibrahim amoon ba diine bu nit mën a indi ci kanamam bu dul bu yàlla wàcce dana fexe ba nga yëg ni amuloo légitimité te du la provoqué parce que am na koo xam ni doo ko wax ni ko li nga yor baaxul da ngay fexe ba génne résultat bu ëpp bosam qul ya qawm i'malu ala makanatikum inni aamilu fa sawfa taalamuuna man takuna lahu aqibatu daar moom la dégg góor gi wax ni Maodo mag tubaab yi mësuñu ko sant dara ba mu gàntal ndax nee na tubaab doo ko wax déet nee na boo ko waxee déet rek ci sa kaw la jëm nee na buñ ko masaan wax dara même bu ko dul def naan waaw nee na bu ñu toggee ñoom ba xoolaat la ñu ko waxoon gis nii defu ko dañuy gis xikma ba nekk ci biir ñu dellu si ci moom ni ko nangam bi ñu la waxoon kat dañ ko seetaat waaye gis ni lii ak lii mooy tax du mën a nekk mu ne rekk xam na ko bu yàgg waaw stratégie boobu sagesse boobu maturité boobu ci la battre ñëpp waaw soo ko nekk nag sunni yun li Muhammad yi waaw waaw rigueuram ci doxal li fi yonent bi bàyyi loolu ku ko ci topp sax àdduna tukki waaw ndax li Sëriñ Aliou Gueye doon netti li Seyid Cheikh ni ko Maodo daan na ñëw defaral ko lalam guddi pour mu wéeru tuuti noppalu waaye bu ma xëy see gis ni téere yi ñoo fanaan ci lal bi nee na bu ko defee ma ni ko waaw góor gi xanaa nelawuloo mu ni ko ku dul nelawaamul di dama ko dul sàkku rek waaw jeex na waaw nee na ba bi muy waaj wuy ci boroomam te nee na bu xëyee rek woo Sëriñ Aliou Gueye mu ñëw nee na mu Sëriñ Aliou Gueye ñëwee mu ni ko jëlal sa loxo defal ma nii Sëriñ Aliou Gueye def nii ñaari baaraam yi du daje mu ne kon des na jërëjëf barakallahu jërëjëf waaw beneen yoon mu woowaat Sëriñ Aliou Gueye mu ñëw mu ni ko defal ma nii mu def nii baaraam yi du daje mu ne kon des na nee na ba benn bis nag Sëriñ Aliou Gueye ñëw mu ni ko defal ma nii nee na mu def nii ñaari baaraam yi daje nii mu ni ko kon nag dem jot na ndax kuy ñëw tuuti lool war nga booy dem tuuti lool loolu lu mu firi mooy doofan ja ak doofan ja waaw loolu la firi te kenn dégg ko kuy ñëw tuuti lool war nga booy dem tuuti lool waaw looluy tax donc homme de lettres yi dañuy daanu ci kuuru Maodo ndax texte bi ni mu koy indee duñu mës a gis ci rafetaayu texte lu mel noonu waaw bu dee juriste yi façon bi muy interpréter profondeur yi yàlla tëral ci alquran dafay dépasser ñoom seen dégg ci texte yi waaw xam nga moo waral la góor gi nettali woon keroog ba muy firi alquran te am kuy ñëw di teewe firi mi te ndekete day xaar rek fu Maodo gàgge ba mu tëb ci kaw Maodo
benn bis Maodo am lu mu wax mu weddi Maodo ni ko téere bi waxul loolu Maodo ni dënn ba ci yàgg mu ni ko sa téere moo juum waaw mu ni ko mu ni ko moom mi def sharxa bi moo juum parce que dafa def sharxa baat bi te baat bu mel noonu kenn du ko def sharx dañ koy def ta'wil waaw waaw moo tax gis nga bala nga mën jàngale mbéti nga xam li nga xam ni sharx lañ koy def ak li nga xam ni tafsir lañ koy def ak li nga xam ni ta'wil lañ koy def fokk nga xàmmee ñett yi waaw looloo taxoon Maodo daan na sonn ci ay njaboot yi boppam pour ñuy bañ di jàng njàngu mbedd loolu taxoon bés Seydi Ahmed Sy mii magu Sëriñ Babacar fekk Maodo di firi alquran mu ñëw ni Maodo abal ma Maodo jóg bàyyil ko place ba pour mu continuer firi bi moom Seydi Ahmed waaye nekk Maodo nga toog nele tuuti rek di ko déglu muy firi ba ca yàgg Maodo ñëw ba ci moom ni ko Seydi Ahmed ak bët yi mu ko xool mu xool ko mu ni ko firil tëbul dogu waaw firil tëbul dogu ma togg ak góor gi sunu góor gi ci ruq bi mu ni ma mu sëf mu ni ko labbayk mu ni ma alquran gaynde la alquran gaynde la gaynde nag buñ la booleeg moom tëj ci kaaf war ngaa jàng jat mu wax ma ko ni ma mu sëf ma ne ko labbayka mu ni ma alquran gaynde la te gaynde nag buñ la booleeg moom tëj ci kaaf war nga jàng jat ma ne ko soxlawuma ko mu ne ma lu tax ma ne ko dama am ku ma ko jatal ba noppi fa kaannaka alfurqaanu fi ijazihi waaw xaqan wa fi liidaaxi lilfurqaani fa kaannama ixtalatat bi ruuxika kulliha ayaatuhu fadlan min arrahmaani kon am na ku ko jat ba noppi waaw mu ree mu ree ni ma loolu di kenn amul loo ci teg ma ni ko ok c'est très important waaw 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 moo tax bu passé homme de lettres bi ak juriste bi ñi nga xam ni wàllu philosophie moo leen intéressé kuuru Maodo daf leen di daaneel parce que thèse yu philosophique yi muy dégagé ci cours bi dañ ko dul dégg lu dul ci xadara Maodo waaw parce que c'est rare ñu gis nitu diine buy am audace di affronter thèse yu philosophique ndax ñi ko ñeme barewul Ghazali sax laata mu ciy dugg fu ne jaar na fa ndax ñàkk ñeme philosophie ndax dañu xaw a am ñàkk kersa
ndax seeni doute du nekk doute bu positif li ci ëpp dafay nekk doute bu négatif waaw te buñ lay contester duñ ko teg ci certitude ci calcul lañ koy teg loolooy tax toujours nag thèse Maodo di leen jaaxal waaw parce que Ghazali li taxoon mënul juboo ak philosophie mooy dafa doxale digganteem ak ñoom méfiance te ku méfié wu ci moom rekk mu am fu mu yem Maodo lu nit pànk du méfié wu ci yow mais dina prudent pour seet ci nu mu lay aborder waaw looloy tax boo gisee démarche am ak it ni mu doon teyloo boroom xam-xam yi interpréter xalaatu l'islam may leen ko mu toog ndeysaan ok jox leen ko mu toog ay ci toppatoo leen ko waaye dawal xanaa bokk bii boom ñemewuma ko laaj tey moom waaw ndeysaan jot naa sama mbubb ma waaye yi del na ma mbubb bu rafet waay ndeysaan waaw ndeysaan fa tabarakallahu ndeysaan waaw mu taxoon mu daan indi waaw kay may leen sama mbokk bopp bi mu ñëw waay sëriñ Mouhamadel Mbacké Abdul Wadud ay san ay ca sëñ Muxtaar tabarakallahu jërë ngeen jëf lay ndeysaan toppatoo ko délégué ndeysaan lay ndeysaan dinañ ci dellu si waaw boo gisee Maodo daan attirer attention ñiy jàng ki di wax la taxtarru bi zawahiri nusus te góor gi daan ko interpréter di wax ni ne vous trompez pas sur la rigueur apparente des textes maana yàlla waxam foog mu duuf mais wax bu duuf ne veut pas dire que nit ki méchanceté moo nekk ci moom dinay faral di dal ñu bare dégg naa sama sëtu sëriñ bi sax mu ngi koy wax ci intervention keroog ci cours bi mam Cheikh di wax ni bu leen di wax ni góor gi dafa tàng dama suivre ci benn émission ci télévision benn humoriste di wax rekk pour reeloo nit ñi mu wax ni façon boobu tubaab yi di wax naan j'ai d'autres chats à fouetter mu ni boo koy wax yàlla bu mu fekk nga yor sa muus di doxantoog moom ndax boo wutuwul di nga ñàkk muus ma daa dina defa ni moom ngay wax c'est très important moom bi mu koy wax daf doon reeloo nit ñi mais fekkee xikma bi ci biir ëpp na waaw te moo di li nit dana wax
boo wutee wax ba fu mu war a jëm rekk dangay juum ndax sunu borom ci alquran yow yaay def yitte sax pour xam